ak li nga xam ne moom moo ci aju waaye daf ni ko woon mu daal di firi bopp bi te mu peñewu te mu daal di téye boppam wëllif umra bi te kon gannaaw gi ci la ko soppi def ko ab aj loolu moom moo tax bi nga xamante ne ci la noppee mu nee na mu daal di tàmbalee di def aj gi ci la digalee sayyid yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digalee sayyidna abdurrahman ibn abubakar radiallahu taala anhuma mooy guddi gi nga xamante ne mooy laylatul xasaba ci la ko digalee mu daal di jóge ci Tan'im mu daal di ànd ak moom ngir mu mën a mottali umraam yi maanaam li nga xam maanaam mu mottali ajam bërëb li nga xamante ne moom mooy place umraam ci mboolem place yi nga xamante ne waroon na fa dellu gis léegi nag ñu daal di gis baabu naqdil mar'ati sha'raha inda ghuslil mahid buntu firi gi nga xamante ne baabu buntu al naqdil mar'a firi gi nga xamante ne moom la jigéen ji di war a firi sha'raha ay boppam maanaam ay karawam inda ghusli faf cangaay ak al mahid mbërëg maanaam fii dafay leeral maanaam laaj bi mooy ndax ki nga xamante ne jigéen la bu fekkente ne dafa gis mbërëg bu waral mu léttu woon fekk mu léttu ndax dafay daal di firi ay léttam waaw wala déet li nga xamante ne moom moo ko wuutale ak bunt bi nga xamante ne moom la ñu weesu mooy ne bunt bi weesu daf doon wax peñewu bi maanaam moom mooy su fekkente ne amuloo woon ay létt ci sa karaw tamit nga daal di peñewu ngir boo jëlee ndax bu peñe day tax bopp bi ubbeeku maanaam bopp bi fireeku ci anam goo xamante ne bu ci ndox mi duggee ndox mi day gën a gaaw a laal bopp car maanaam cosaanu karaw yi bu boobaa day daal di laal bopp yi day daal di laal der bi loolu moom moo tax mu daal di nose buntu boobu ngir war a leeral li nga xam ne moom mooy aju ci wàllu peñewu waaye fii nag dafay wax ci li nga xam ne moom mooy li aju ci wàllu létt yi firi yi nga xamante ne moom lañ ko war a firi ndax war na waaw wala déet comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom li ëpp ci ñoom dañoo daganal ne loolu mën naan maanaam nekkut farata sopp rek lañ ko def maanaam dañoo sopp rek nit ki firi léttam yi waaye maanaam firi ko nekkul farata ngir xadis bi nga xamante ne moom moo nekk ci saxiixu imaamu muslim rahimahullahu taala bu sayyidat ummu salama radiyallahu taala anha bi nga xamante dafa ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah inni imra'atun ashuddu dafra ra'si afa anquduhu li ghuslil janaba ey yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man di jigéen laa joo xamante ne damay daal di takk sama bopp sama karaw bopp yi maanaam daf koy takkaay bu dëgër létt yi dafay dëgër ndax damay dama ko war a firi saa yoo xamante ne damaa war a sangu cangaayal farata ngir janaaba te am na ci riwaaya boo xamante ne ba tey mi ngi ci saxiixu imam muslim daf ni ko lil xaydati wal janaaba ngir bu ma gisee mbërëg wala boog janaaba yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko déedéet innama yakfiiki an tuxassil maa ala rasiki salaasa xasayaatin summa tufiidil maa ala saairi jasadika fa ida anti qad tahurti maanaam li nga xam ne moom moo lay doy rek moom mooy nga daal di jël sa karaw bopp bi maanaam sa bopp bi nga jël ñetti tibb nga daal di ko ci sotti te loolu gisoon nañ ko ci bi ñuy gis bu kitaabul xusl ne li nga xamante ne noonu la koy defee rek moom mooy day daal di jël tibb bi sotti ci wàllu ndeyjoor bi ginnaaw gi mu dalaal tibb bi sotti ci wàllu càmmoñ bi ginnaaw gi mu jël tibb sotti ci digg bi ginnaaw ga nag su paree rek loola mu ne mu daal di sotti li ci des lépp ci yaram bi bu boobaa daal dinay nekk koo xamante ne ku laab la maanaam ci kaw loolu ci la ñuy xamee ne loolu du farata wuuteeg li nga xamante ne moom la lenn ci xanaa bi lay di wax rahmatullahi alayhim waaye comme niñ ko gise woon tamit ci suñu jotaay bi weesu moom mooy al imam ibnu qudamata al maqdisi rahimahullah nga xamante ne moom kilifa la gu mag ci kilifay xanaa bi lay rahmatullahi alayhim moom ci al mughni dafa wax ne rahimahullahu ne loolu moom du farata kon maanaam li nga xamante ne moom la jublu kon ci buntu bi ala kulli xaalin moom mooy ne su fekkente ne jigéen ji dafa amee dafa war a léttu moom du daal di firi bopp bi lu am na nag loo xamante ne ci jotaay bi weesu leeraloon nañ ko ci ay tënk moom mooy su fekkente ne masalan létt yi dañ koo daal di jël takk ko ba mu dëgër ba nga xamante ne day tere karaw gi ndox mi laal bopp bi bu boobaa faawu dañ koy daal di firi
wala bokk mu nekk loo xamante ne dañ koo ñaw ak ay buum maanaam moom mooy comme létt yi nga xamante ne dañ koo ñaw ak ay buum amma li nga xamante ne moom mooy lu xamante ne dañ koo def lu demee nekk greffage ak yu mel noonu loolu moom ala kulli xaalin dañ koy dindi bu fekkente ne ndox mi du day tere ndox mi yegg ci cosaanu bopp bi maanaam bu dee dañ ko ci takk ndax lan ndax dafa xaram waaw loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax dégg nga mu daal di wax na qaala bil isnaad imaam Buxaari rahimahullahu taala kon teqale buntu bi ak buntu bële donte jëmmi xadis boobu lay daal di indiwaat ci beneen anam waaye ngir mu leeral rek ne buntu bee wàllu koo xamante ne léttuwul la waaye nag karaw gi jigéen ji dañuy sopp mu peñewu ngir karaw gi mën a féex bu ko defee buy sangu cangaayal farata ndox mi mën a yegg ci cosaanu bopp bi waaye su fekkente ne nag fii nag buntu bi mu nose ko ngir wane ne bu dee nag da nga amee ay létt moom da nga koy firi te loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ràññeeku waaye loolu yëpp dafa nekk loo xam ne rek lu ñu sopp la mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana Ubayd ibn Ismail te moom mooy Abu Muhammad Ubayd ibn Ismail al Qurashi al Hubari rahimahullah dàkkantalam mooy Abu Muhammad moom waa Kuufa la rahimahullah waaye dëgg dañuy wax ne Ubayd maanaam daf koo gën a siiwee waaye turam Abdullah la am na tamit ñuy wax ne Ubaydullah moom mooy turam waaye ni mu gën a siiwee moom mooy Ubayd ibn Ismail mi ngi génn àdduna 250e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom Ubayd ibn Ismail bi am na benn mbir boo xamante ne jar naa xam ci moom mooy ne moom bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom la ñuy tuddee afraadul Buxaari maanaam nga xam ne imam al Buxaari rek moo wiitu ci ñoom moom rek moom moo solo ci ñoom moo tax genre nit ñoom dañ naan tafarrada bihil Buxaari wala bokk wa huwa min afraadil Buxaari noonu la ñuy wax maanaam kon moom imam al Buxaari rek moom moo solo ci moom te 49 hadis rek la solo ci moom ci mboolem saxiix bi bii moom mooy bu njëkk bi kon insha allahu taala war nañ ko gisaat 48 fois dégg nga moom mu ne qaala xaddasanaa abu usama te moom mooy Hammad ibnu Usaamata ibnu Zayd al Qurashi rahimahullahu taala moom tamit waa Kuufa la comme ki nga xamante ne moom mooy sëriñ mooy taalibeem bi Ubayd ibn Ismail Abu Muhammad rahimahullah moom imam bi muy Hammad ibnu Usaamata ibnu Zayd rahimahullah moom comme li imam al-Ajli wax rahimahullah nee na mi ngi génn àdduna 201e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamante ne moom moo ko jullee moom mooy Muhammad ibn Ismail ibn Ali al-Abbasi rahimahullahu taala waaye imam al-Bukhari rahimahullah moom dafa wax ne ci weeru Dhul Qa'da la génnee àdduna amma imam al-Ajli moom daf ne ci weeru Shawwal la waaye ala kulli haal ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne ci 201e année bi la ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi am juróom-ñett fukki at mooy 80 ans loolu la amoon rahimahullah mu ne moom kon mu bokkoon ci imaamu waa Kuufa yi rahimahullahu taala mooy Hammad ibnu Usaama nga xamante ne boroom maanaam ci kilifa yi la bokk ci maanaam ci imaam yi la bokkoon ci Kuufa ci jamonoom rahimahullah donte dafay def tadlis waaye ku bari woon xadis la tamit nekkoon koo xamante ne dañ koy taggee ne sa kaana saaxibu sunna ne moom kat boroom sunna la rahimahullahu taala moom nee na bind naa ci sama baaraam yi ci sama ñaari baaraam yi bindee naa ci 200 junni dis maanaam nga xam ne kon 200 000 moom bind na ko ci baaraamam yi rahimahullahu taala kon moom ku màgg la ci kilifay Kuufa yi mun a an Hisham te moom mooy Hisham ibnu Urwata ibnu Zubair ibnu al-Awwam radiyallahu taala anhum moom tamit gisoon nañ ko mooy Abul Munzir dañ koy wax Abu Abdullah tam dañ koy wax Abu Bakar moom ñetti dàkkantal yooyu la am moom mi ngi génn gane àdduna 61e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna 144e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit bokkoon ci kilifa yi waa Madinatul Munawwara yi ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nekkoon sëriñ ci imaamu Malik rahimahullah mu ne an abihi jële na ci baayam ñoom tamit maanaam li ko dalee ci Abu Usaama te moom mooy Hammad ibnu Usaama ibnu Zayd al-Qurashi
ba ñi ci des ñëpp ñoom ñëpp waa asxaabu kutubu sitta solo nañ seen ay xadis amma Ubayd ibn Ismail moom rek la maanaam moom la imam al-Bukhari wéetoo rahimahullahu taala te doo fekk xadisam yi ci kutubu sitta ludul ci saxeexu imam al-Bukhari te 49 xadis la ci am te xadis bi moom mooy bi ci njëkk moom kon Hisham ibn Urwata an abihi mu jëlee ci baayam mooy Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Qurashi rahimahullah wa radiyallahu taala anhuma moom mooy Abu Abdullah mooy dàkkantalam mi ngi gën a àdduna comme niñ ko waxee ci njàlbeenu xilaafati Sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu taala anhu ci ñaar fukkeelu at ak ñeent ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna juróom-ñeenteelu fukkeelu at ak ñeent maanaam mooy 94e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ci fuqahaa us-sab'a juróom-ñaari borom xam-xam fiq yu mag yi nga xam ne ñoo nekkoon Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nekkoon jaamukatu yàlla bu mag comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon nekk koo xamante ne ku daan toroxlu la ci jaamu yàllaam comme niñ ko xamee woon ne maanaam bi nga xamante ne dafa amoon problème ci tànk bi maanaam nga xamante ne tànk bi dafa feebaroon ba ñu ne léegi médecin bi xool ko ne ko faaw dañ koy dagg ba mu ne déedéet duñ ko dagg ci la ko waa këram ne ko garaawul mën nga koo dagg ndax danga koy bàyyi rek bu muy julli su kàbbaree rek nga daal di dagg tànk bi defar ko def mën nga def lu la neex fekk mi ngi julli mu daal di bàyyi ba muy julli mu kàbbar mu daal di jël tànk bi dagg ko faj ko defar li muy defar yépp bi mu paree julli la yuuxu ne ay sama tànk bi maanaam ci lay doog a xamee ni ndekete tànk bi dagg nañ ko maanaam loolu dafay tegtale jeex gi nga xamante ne moom la jeex ci boromam subhaanahu wa taala ak toroxlu gi nga xam ne moom la doon toroxlu ci moom mu ne moom mu jëlee lu bëree ci bàjjanam ci tàntam mooy sayyidat Aisha radiyallahu taala anha fii tamit ci moom la jële mu ne an Aisha te moom mooy ummul mu'minina radiyallahu taala anha wa ja'ala aliyal firdawsi maswaha wa ma'waha moom mi ngi génn àdduna 58e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sayyidna Abu Hurayrata radiyallahu taala anhu moom moo ko jullee comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee waxaat ko moom mooy boroom ngëneel yu màgg yi ak jaloore yu kawe yi alquraanul karim wàcce ci sooratu nuur ay aaya ngir leeral maanaam ne moom dafa nekk koo xamante ne ku sell la ku laab la ku set la ku deñ la ci ayib yi nga xamante ne moom lañ koy tuumal sayyidat Aisha radiyallahu taala anha di soppe Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di soppe képp ku baax bokk na ci màndarga yi wane ne nit ki moom naafeq la moom mooy muy bañ wala boog mu am lenn xeetu tuuma wala boog wax ju ñaaw ju muy teg ci sayyidat Aisha radiyallahu taala anha Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko denc fekk mu amee juróom benn at mi ngi sëy ji Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam fekk mu ngi amee juróom-ñeenti at te loolu yëpp ci weeru Shawwal la amee niki noonu mi ngi daal di génn àdduna maanaam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy génn àdduna moom mi ngi am fukki at ak juróom-ñett maanaam 18 ans ci la am nekk kon gannaaw loola dundaat na yeneen 40 ans yoo xamante ne mi ngi toog ci kaw suuf di jàngale di leeral sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom sayyidat Aisha radiyallahu taala anha moo tax jàngale nañu bare fu nekk ci àdduna bi nit ñi dañu fa daan jóge ngir ñëw di jàngee si ci moom radiyallahu anha ba nga xamante ne am na 2210 xadis yoo xamante ne solo nañ ko ci moom imam al Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhima dëppoo nañ ci 174 xadis imam al Bukhari wéetoo ci 54 xadis imam Muslim wéetoo ci 69 xadis ci ay xadisu sayyidat Aisha radiyallahu taala anha moom mu ne kon moom annaha qaalat moom sayyidat Aisha radiyallahu anha nee na xaraj naa génn nañ mu waa fii na di aji matal wala boog mu waa fii na di aji jublu maanaam ngir ne mat na waaye léegi nag ñu ngi jublu li hilaali ñeel weeru zil xijjati di boroom maanaam mooy zil xijja mooy weeru aj fa qaala ci la waxee nag rasulullahi maanaam booba la ñu tàmbalee nag di waajal ngir génn maanaam ñoom bi ñu génn loolu la woon maanaam ñu commencé waajal nag fa qaala mu daal di wax rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu dañ ci xamee ni képp koo xamante ne bëgg nga ajit da nga ko war a waajal waaye doo xaar ba aj bi ñu naan ñaata fan a ci des ngay daal di përëxee di dem ak yooyu maanaam war naa fekk ne nga daal di koy xam waajal ko jéema seet ana naka moom mooy li nga xam ne mooy jaamu yàlla yi wo aju ci wàllu aj gi mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man képp koo xam ne ahabba dafa sopp an yuhilla ci mu yëkkati kàddoom tudd boromam subhaanahu wa taala wuyu ko
bi umratin ci umra fal yuhlil na ko daal di def maanaam mooy képp koo xamante ne am nga yéene ni man de damaa war a dem umra ji na nga daal di jóg daal di am yéene bi léegi nga daal di am pas-pas boobu fa inni li wér bu woon mooy man mii lawlaa bu dul woon an nii naka man kat ahdaytu damaa yóbbaale sama hadiyu maanaam loolu la ba te ahdaytu damaa yóbbaale sama hadiyu te hadiyu moom mooy jur gi nga xamante ne moom la ñuy daal di yóbbaale moom la ñuy rend ci kaaba gi maanaam ci Makka maanaam ca Minan ngir ñi nga xamante ne ñoom ñooy jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ko soxla ñi aajo woo mbir mi loolu ngir jëmmi aj bi moom mooy li nga xam ne moom moo koy waral loolu nag ba nga xam ne su dul woon loolu kon la ahlaltu giñ naa ni kon day sama tal maanaam labbayka bi may wax boobaa bi umratin laa koy def dama koy def kon ci umra maanaam moom loolu day tegtale ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam qiraan la def waaye bi mu ko defee ànd ak loolu dafa wax ñi ci des nag nañu dindi seen mbir mi bu ko defee maam nañu firi ndax ñoom yoruñu woon seen hadiyu yi mu ne waaye su dul woon man li may yóbbaale samay hadiyu kon dama leen di wax ne man damay def comme yéen maanaam bu ko defee man ma damay daal di def li ñuy tuddee tamattu maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom la leeral ndax tamattu comme niñ ko leerale woon mooy ne dafay fekk ne umra bi ngay def da ngay dugg ci biir ba def umra ba noppi dooga def xaj bi te bu boobaa te du soxla ngay génnaat ba ci miiqaat bi te bu boobaa nag nga daal di mën a def sa aj loolu moom mooy tamattu waaye bu boobaa nag léegi hadiyu bi foofu nga koy rendee nee na fa ahal la mu daal di kabbar maanaam daal di yuux maanaam mooy bu ñu naan labbayka allahumma labbayka maanaam wax gi ñuy wax di tudd yàlla borom bi subhaanahu wa taala ci kaw mu ne fa ahal la mu daal di yëkkati seen kàddu di tudd borom bi baaduhum lenn ci ñoom bi umratin ci umra maanaam moom mooy labbayka umratan maanaam noonu la ñuy wax maanaam balaa nga yegg ci miiqaat bi boo demee ba yegg ci bay dugg ci miiqaat bi ci ngay tàmbalee wax loolu labbayka allahumma umratan waaye wa ahal la ñenn ci ñoom tamit mu daal di yëkkati kàddoom baaduhum lenn ci ñoom maanaam ci tudd borom bi subhaanahu wa taala ci di ko wuyu bi xajjin ci aj maanaam moom mooy ñeneen ñi dañ ne labbayka xajjan yeneen bi nag sallallahu alayhi wa sallam comme dafa def qiraan moom daf ne labbayka xajjan wa umra maanaam moom noonu la wax mu ne wa kuntu man nag ma nekkoon ana man man ci ñi bokk ci ñi nga xamante ne ahal la danoo yëkkati seen kàddu bi umratin ci aj maanaam lii nag moom mooy lënt bi comme niñ ko waxee woon ci suñu jotaay bi weesu ndax bu ñu xoolee xadiis yi nga xamante ne ñoom ñooy yi weesu yi yu njëkk yi ci bunt bi dañ doon wax ne ba ñuy dem ñoom aj lañ jublu woon te gisuñu woon lu dul aj waaye nag ba ñu yegsee ci sarif lii mooy teqantal bi mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen di firiloo seen aj gi ne leen def leen ko umra man mii sudul woon ne li ma indaale sama hadiyu kon man mii damay def noonu def umra maanaam kon loolu moom moo tax maanaam maanaam loolu moom mooy teqantal bi insha allahu taala ànd ak ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wax nañ ci ay wax yu bari waaye teqantal yooyu amaan na insha allah bu ñu yegsee ci kitaabul xaj ji danañ leen gis mu ne fa adraka ni mu daal di may dab yawmu arafa bisub arafa te gisoon nañ ne ca sarif la gise woon maanaam laataa muy dugg ci miiqaat bi ci la gise woon ay mbërëgam waaye dañoo toog ba at bi jouru arafa mu ne wa ana fekk man xaaidun ma daal di gis samay mbërëg fa shakawtu ma daal di jàmbat ila nabi ñeel yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam daf ko mu ma fekk ma wa ana fekk ma man xaaidun maa ngi ci ay mbërëg voilà maanaam boobu ba jamono jooja mbërëg yi ba tey pareegutoon maa ngi woon ci samay mbërëg fa shakawtu ma jàmbat loolu ila nabi jëm ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne da'i bàyyil léegi umrataki sa umra gi wan qudi te nga firi rasaka sa bopp maanaam firil sa bopp gii moom moo tax imaam al buxaari rahimahullahu taala indi xadis bii fii wam tashiti te na nga peñawu wa ahilli te nga daal di nag yëkkati sa kàddu maanaam moom mooy nga wax labbayka bi xajjin ci ab aj maanaam nga ne labbayka xajjan léegi nag mu daal di kon moom ci boppam léegi dañ ko firiloo umraam ne ko léegi bàyyil umra bi te léegi nag nga daal di aj nee na fa faaltu ma daal di def loolu moom moo tax
nga gis wax ja ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ca sarifu boobu tàmbaleeguñu aj bi mu ne ko if ali ma yafalul xaaj gayra annaki la tatuufi bil bayti maanaam defal mboolem li kii aj di def sauf que yow bu doo tawaaf kaaba gi maanaam nga gis ne foofa loolu la ko wax waaye fii comme daf ni ko léegi bàyyil aj gi waaye nag léegi commencé defal umra léegi bu boobaa mu daal di firi aj gi daal di koy soppi def ko ab umra maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom la def mu daal di fireeku te lii tamit beneen mbir moom moo ci am maanaam ñaari mbir lañ ciy jàngee bu njëkk bi moom mooy ne ki nga xamante ne moom moo nekk ci jamonoy aj dafa am cangal farata gi nga xamante ne mooy cangaayal faratay kii aj kooku jigéen gi gis mbërëg mën na koo def ñaareel bi ci des moom mooy ne buy waajal ngir mën a pare pour war a mbërëg gis maanaam bu waree gis mbërëgam maanaam bu waree noppi ci mbërëgam te war a am ay yu mu war a matal ci aj daf ko war a waajal loolu tamit mën naa tax mu daal di firi bopp bi peñewu su ko defee nga xam ne bu mbërëg bi jeexee rek mu daal di commencé mottali li nga xamante ne moom mooy yëfi ajam yi bu boobaa mu daal di sangu ca ngaayal farata kon bu boobaa firi googu ñaari mbir lay njariñ mu njëkk bi moom mooy day waajal bu mbërëgam bi jeexee ñaareelu maanaam ngir mu mën a sangu ca ngaayal farata ñaareelu njariñ gi moom mooy bu fekkente ne mooy day tax mu mën a sangu cangaayal farata gi nga xamante ne moom mooy cangaayal farata yi ki nga xam ne moo war a dem aji ji waaye nag loolu dafa nekk loo xamante ne cangaayal farata googu ngir ki nga xamante ne moom moo war a def mboolem li kii aj di def maanaam balaa muy dugg ci miiqaat bi la ko waroon a def loolu nag moom moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute ci masala boobu ci ki nga xamante ne mooy jigéen gi gis aj ndax jigéen gi gis mbërëg ndax jigéen ji nga xamante ne dafa gis mbërëg fekk dafa war a dem aji ji bu fekkente ne dafa gis mbërëgam boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim li ëpp ci ñoom te mooy xanafiye yi ak shaafiiye yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ni ko dañoo sopp mu daal di sangu cangaayal farata def mboolem li kiy def kiy aj def lu tax ngir yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ji mu waxoon sayyidat Aïcha radiyallahu anha ne ko if ali maa yafalul xaaj gayra annaki la tatuufi bil bayt defal mbooleem li nga xamante ne moom la kiy aj di def sauf que yow doo tawaaf kaaba gi amma ki nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom dañ ni déedéet cangaayal farata googu soppuñu ko ci kaw loolu kon dañuy gis ne ñoom ni ñuy gisee xadis bi mooy ne moom daf doon waajal ngir mën a dem sangu ji canga maanaam ngir waajal ngir su gisee mbërëgam rek mu daal di mën a sangu maanaam mu firileet yi xaar maanaam peñewu nga xamante ne bu mbërëg bi jeex rek mu mën a dem sangu cangaayal farata gi mottali lépp loo xamante ne manqué woon na ko ci aj gi maanaam kon bu boobaa ñaari gis-gis yooyu ñoom ñoo am ci mbir mi te ñaar yooyu yëpp bu boobaa mooy ne kon loolu dañuy gis ne ñaareelu wax ji nag moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi fii maanaam mooy lan mooy imam al-Bukhari yi dafay gis ne su fekkente ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax jigéen ji ne ko bul sangu maanaam comme amoo droit yow doo sangu cangaayal farata waaye nag préparé wul wat ki wal sa bopp bi firi ko te nga peñe ko ginnaaw bi nga ko peñewee ba noppi léegi nag su ko defee nga xaat bu sangu cangaayal farata bu waree julli rek nga dem nga sangu cangaayal farata maanaam loolu moom moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim indi bi imam al-Bukhari rahimahullah indi hadis bi ci ñaari buntu yi mooy bii ak bi ko jiitu nekk lu lënt ci ñoom li tax nag mu indi lënt bi mooy dañ koo firi ci ni nga xam ne noonu la ko jumhuur firi amma su ko firi ni nga xam ne noonu la ko fuqaha maliki rahmatullah alayhim firi te moom ndax ñoom dañ ne cangaayal farata googu du aj gi moo waral cangaayal farata gi maanaam cangaayal farata kii sangu farata ngir mën a balaat amuy dugg ci miiqaat bi du cangaayal faratay aj kese tawaaf gi muy tawaaf kaaba gi bu ñëwee moom moo ko waral te comme tawaaf bi waru koo def kon cangaayal farata googu du ko def maanaam noonu la fuqaha maliki yi gise amma ñi ci des nag ñoom niñ ko gise mooy cangaayal farata gi ngay def laataa ngay dugg ci miiqaat bi cangaayal farata googu aj gi ci jëmmi boppam moo ko moom du tawaaf kaaba gi ci kaw loolu moom moo tax kon sayyidat Aïcha radiyallahu ta'ala anha manoon naa sangu cangaayal farata loolu moom mooy ñaari wax yi nga xamante ne ñoom ñoo ci am
waaye nee na fa faaltu ma daal di koy def xatta mbéte ida kaana ba mu nekkee laylatul xasba guddik xasba maanaam waxoon nañ ne la al xasba bërëb la boo xamante ne dafa nekk diggante Makka ak Minan nga xamante ne jigéen ñi maanaam nit ñi buñ jugee Minan ndax Minan dañ fay def ñetti fan loolu la ñuy tuddee ayyaamu tashriq maanaam ñetti fan yooyu nga xam ne mooy bisu iiti moom lañ fay def suñu loolu nag léegi suñ fa jugee fi ñuy dem ngir balaa ñuy dellu màkk moo loolu moo tudd xas foofu mooy xasba dañ koy wax al xasba dañ koy wax al abtah dañ koy wax al batha maanaam bërëb tur yooyu bërëb yooyu tur bërëb boobu tur yooyu yépp la am nee na nag ba guddi googu nga xamante ne mooy bu ñuy waree départ nag maanaam juge Minan ngir dem foofu nee na nag arsala ci la yónnee maa ngi ànd ak man axi sama doomu baay maanaam sama mbokk Abdurrahman ibn Abu Bakr radiyallahu taala anhuma nee na fa xarajtu ma daal di génn ila Tan'im ca fu ñuy wax Tan'im maanaam bërëb la boo xamante ne tamit ci wetu Makka la nekk nee na fa ahlaltu foofu nag laa yëkkitee sama kàddu nag dégg nga bi umratin ci umra maanaam ngir mën a mottali maanaam makaana umrati yi bërëb sama umra ga maanaam mooy lan maanaam mooy ngir mën a remplacer sama umra ga ce qui fait que ñoom moom en fait li mu def moom mooy dafa firi umra gi ba noppi daal di koy def aj bi mu defee aj bi sauf que deful li nga xam ne mooy tawaaf gi ndax tawaaf gi bu demee ci tawaaf bi nga xam ne mooy tawaaful wadaa ndax tawaaful ifaada gi moom da koo def lu ñuy tuddee dafa def lu ñuy tuddee indiraaj nii yo la def maanaam mooy ne tawaaf bi nga xamante ne moom mooy farata daf koo boole ak maanaam da koo boole ak tawaaf bi nga xamante ne moom mooy tawaaful ifaada maanaam mooy tawaaful wadaa mooy tàggoo gi muy tàggoo bi muy waree tàggoo da koo boole tawaaf bi nga xam ne moom la war a def bii doog a dugg si ci dëkk bi maanaam ñaari tawaaf yooyu la boole ndax xam nga ni comme que tawaaf bee lañ ci jublu rek moom mooy bu mujj bi liñ ci jublu rek moom mooy ne nga mujjee koo def laataa ngay génn Makka kon mën ngaa jël bëre ak bii nga boole leen mu nekk benn tawaaf nga yéene waale ci tawaaf bi nga xam ne moom nga waroon a def bi nga dugg see ci dëkk bi comme ni nga xamante ne noonu la nit ki mën a defee bu duggee ci jàkka mu nuyu jàkka ji mais fekk dafa jàpp woon ba pare mu yéene waale ci julli ñaari rakka yi nga xam ne moom la jàpp moom la maanaam mooy ñaari rakka yi ñuy def bu ñu jàppoo mën na ci yéene waale ñaari rakka yoo xamante ne moom lay def istixaara ba pare mu yéene waale ci ñaari rakkaay fajar maanaam yii yëpp mën na leen a boole ci benn ci ñaari rakka ngir lan ndax liñ ci jublu rek moom mooy place boobu ñu julli fa jamono jooju kon loolu moom moo tax fii tamit noonu rek la demee kon loolu moom la daal di def nee na qaala Hisham nee na Hisham daal di wax mooy ibnu Urwata ibnu Zubayr radiyallahu taala anhuma mu ne walam yakun te nekkul fii shay'in ci dara min zalika ci loolu yëpp hadiyun mooy hadiyu maanaam joxewul defagul hadiyu yi wala sawmun du caageen koor wala sadaqatun du caageen sarax maanaam deful hadiyu deful koorul wóorul ba pare saraxewul tamit ngir lii lépp defu ko maanaam loolu la Hisham ibn Urwa nettali radiyallahu taala anil jamii kon xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko suñu xadis bi weesu mooy 316 bi indi na ko maanaam mooy bii ak 319 tam dana ko indiwaat insha allah dina ko indi tamit xadis numéro 1556 1560 1638 1691 1709 1720 1783 1786 1788 2952 4395 ak 7229 loolu yëpp imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ci indiwaat xadis bi imaamu Muslim rahimahullahu taala moom indi na ko tamit ay yooni yoon xadis numéro 1211 ci ay yoon yu bari ni ngi noonu imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 641 ak xadis numéro 2981 ak xadis numéro 3000 imam Abu Dawud as-Sijistani indi woon na ko xadis numéro 1778 ak 1781 1782 1783 ak 1784
imam Malik rahimahullah imam an-Nasa'i moom indi na ko ci xadis numéro 242 2650 2717 2764 2804 2990 ak 2991 imam Ibn Maaja yaakaar naa wax nañ ko la imaamu Malik ibn Anas rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro 1167 ak 1227 kon loolu moom mooy li aju ci wàllu taxrij bi defuñu ko woon ci suñu jotaay bi weesu ngir waxtu wi moo ñu ko mayul kon dinañ gis ne ci waa kutubu sitta imam al Buxaari yi moo ko solo ak imam Muslim ak imam Abu Dawud ak an-Nasaa'i ak Ibn Maaja rahmatullahi alayhim imam at-Tirmidhi solowu ko rahmatullahi ala al-jamii mu ne baabu muxallaqatin wa gayri muxallaqa maanaam buntu bii da koo tuddee muxallaqatin wa gayri muxallaqa mooy lu ñu bindee wa gayri muxallaqa ak loo xamante ne bindee wuñ ci subhaanallah loolu ci maanaam bàkkaat bi alquran la boo xamante ne ci sóoratul xajj la ne mooy ci juróomeelu aaya bi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf ciy leeral ni nga xam ne noonu la bindee doomu aadama mu wax ne am na ci benn maanaam ci doomu aadama bi li nga xam ne moom mooy nutfa bi toq gi bu ñëwee ba soppali ku nekk alaqa maanaam mooy loo xamante ne xeetu lumbu deret lay doon guy lonku goo xamante ne ginnaaw gu mu nekk mudra ginnaaw ga maanaam borom bi subhaanahu wa taala ne nag loolu ginnaaw ga ñu daal di koy maanaam def ci ay yax ak génnee ci ay yax et cetera mu ne deret jooju nga xam ne moom mooy am lumbu googu am na ci loo xamante ne mu xallaqa la am leneen xayru mu xallaqa maanaam mu am na ci boo xamante ne bu yegsee ci étape boobu borom bi subhaanahu wa taala da ci nam ma bindu doomu aadama mu am ci loo xam ne borom bi subhaanahu wa taala du ci nam ma bindu doomu aadama maanaam nga gis ne kon fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi buntu bi nose ko ngir leeral masala boobu maanaam ana kañ la maanaam kañ la doomu aadama di sosoo ak ana naka lay sosoo waaye li nga xamante ne moom mooy nekk laaj bi te moom mooy war a jaaxalaate mooy ana lan la am rapport ak li nga xam ne moom mooy kitaabul xayd bu boobaa li nga xamante ne moom mooy tontu bi mooy ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ci bëgg leeral ne ki nga xamante ne moom mooy ki ëmb ba nga xamante ne ëmb bi sax na kooku du gis mbërëg maanaam ngir ne ëmb gi mu ëmb lii tax mbërëg di déclenché wu loolu bu nekkee ci biir bi bu boobaa du ca mën a gis mbërëg loolu moom mooy li nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala nam indi ci maanaam bokk na ci li nga xamante ne moom la bëgg a leeral ci buntu bi waaye am na yeneeni masala yoo xamante ne insha allahu taala dana ci aju bokk na nag ci li nga xamante ne moom moo mat a leeral fii mooy ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim te loolu jotoon nañ cee gis dañoo wuute ci masalay mbërëg ndax ki nga xamante ne moom mooy ki ëmb dana gis mbërëg waaw wala déet boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqahaa u xanafiyya yi ak fuqahaa u xanaabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo dëppoo ci ne ki nga xam ne moom mooy jigéen ji gis mbërëg maanaam jigéen ji ëmb moom du gis mbërëg li nga xamante ne moom lay gis loola deret la goo xamante ne moom la ñuy tuddee istixaaba wala boog damu fasaadin wa illa maanaam moom ak maanaam jorngel la wala boog deretu gu yàqu la deret joo xamante ne gu deretu feebar la ndax am na ñu ne bu boobaa lan moom mooy lay yi nga xamante ne moom mooy dëgëral lool am na xadis boo xam ne mi ngi nekk ci sunan imam Abu Dawud ak musnad bu imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhima yi nga xamante ne ñu ngi jóge Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne nee na yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñi jigéen ñi nga xamante ne dañ leen a jàpp jaam maanaam nit ki bu leen jàppee jaam ba pare fas leen yéene def ay taaraat maanaam mooy jaam joo xamante ne dañ koy soxna woo moom mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ne laa tuuta u xaamilun xatta tada wala gayra zaati xamlin xatta taxiida xayda
maanaam deefu la jote maanaam deefu la sëy ak jigéen ji nga xamante ne dafa ëmb ci ñoom mbete xanaa mu daal di jur doom loolu mooy benn waaye ki nga xamante ne moom mooy ki amul benn ëmb moom ëmbut kooku dañ ko war a bàyyi ba mu gis mbërëgam maanaam istibra loolu mooy istibra maanaam mooy mu daal di gis mbërëgam ndax bu gisee mbërëgam dañuy daal di xam ne kon ëmbul bu boobaa nga daal di koy mën a nit ki mën a jël daal di commencer jabaroo loolu moom mooy masala bi nga xamante ne maanaam te loolu li muy tekki rek lenn rek la mooy ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xamee ne jigéen ji nga xamante ne kon dafa ëmb moom waruñoo sëy ak moom bu fekkente ne dafa ëmbee ci keneen loolu moom moo tax ki ëmb mu ne fu ko takk ki ëmb mu ne fu ko takk waaye beneen màndarga kon bii wane ni ruxum bi maanaam mooy bii butitu njurukaay bi libre la mooy mu gis mbërëg su gisee mbërëg loolu mooy tegtale ne kon butitu njurukaay bi libre na kon loolu day tegtale ne kon ki nga xamante ne dafa ëmb du gis mbërëg te li muy gis kon bu dee waaw li muy gis kon lu mu doon ñu la xanaa li muy gis kon li muy tekki mooy deret la joo xamante ne jorngel la wala deret bu yàqu loolu insha allahu taala daan ci gën a ñëw am na tamit beneen xadis boo xamante ne mu ngi ci musnad imam ahmad rahimahullah bu jëlee ci Rufay ibn Saabit radiyallahu taala anhu mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne laa yaxillu li ahadin aw li rajulin maanaam aw li rajulin ci beneen riwaaya an yasqi maahu walada gayra wala yaqaw ala amatin xatta taxiida aw yabiina xamluha mu ne jigéen ji nga xamante ne maanaam mooy du dagan ci kenn am na ci beneen riwaaya mooy bu Qutayba ibnu Saïd rahimahullah indi mooy daf ne du dagan ci benn góor muy jël ndoxam di ko arrosé doomal keneen maanaam kenn maanaam mooy ku nekk ci biiru ndeyam te fekk geneen góor mooy doom mooy baay ba du dagan ci beneen góor muy jote ak yaayam loolu daal lay tekki daal ci gàttal ngir mën a tënk wax ji moom la waxee noonu daan ne niki noonu su fekkente ne ab taaraal maanaam jàngu jigéen itam deefu la sëyëg moom mbete xanaa mu daal di gis mbërëg wala boog mu leer ne ëmb na maanaam mu fireeku boog ci ëmbam maanaam mu fireeku ci ëmbam loolu tamit dafay tegtale ne ki nga xamante ne moom mooy kii gis mbërëg moom maanaam ki ëmb du gis mbërëg parce que mandarga bi ñu teg ngir wane ne butitu njurukaay bi féex na moom mooy ne ëmb na maanaam kon jur na doom léegi mën nañoo continuer mën nañoo jotee ñoom wala gis na mbërëg kon loolu mooy wane ne butitu njurukaay gi féex na amul doom ju ci ne maanaam loolu yëpp kon day tegtale ne ki ëmb moom du gis mbërëg beneen bi ci des boobu sax amaan na moom lañu waroon a tàmbale xadiis Seydina Abdullahi ibnu Omar ibnu al-Xattab bi radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne moom la yenent bi moom la waccoon soxnaam ba mu waccee soxnaam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk jamonoy jooju soxna si dafa gisoon mbërëg mu ñëw wax ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Omar radiyallahu anhu wax ko nee na yenent bi sallallahu alayhi wa sallam am mer bi mu meree daal ni mais xanaa dañuy commencé foo diine ji léegi te fekk sax maa ngi dund naka lañ mën a waccee jigéen fekk mi ngi ëmb na dem na fal yu raajaxa na ko récupéré waat na ko jëlaat mu bàyyi ko mu dem ba roxam bi jeex maanaam mu dem ba mbërëg gi jeex ba mu setaat ba gisaat mbërëg setaat bu boobaa su ko neexee mu jël su ko neexee mu doog koo bàyyee foofu maanaam loolu lu tax parce que dañuy bañ jigéen ji ëmb maanaam jigéen ji parce que xam nga edda bi ñetti mbërëg la su fekkente ne masalan tey dañ koo fase fekk mi ngi ëmb mi ngi am mbërëg léegi lan mooy nekk problème bi mooy affaire bi day gudd edda bi day gudd parce que mbërëg boobu foog mu dem ba jeex ba set
léegi nag à part de beneen mbërëg bi muy set boobu ci lañ koy tàmbalee waat maanaam ci la ñuy tàmbalee compter bu boobaa kon idda bi day gudd te loolu xeetu exploitation la xeetu maanaam ñàkk maanaam xeetu musibal ndaw si la parce que tey bu fekkente ne yow da ngay calculer affaire bi maanaam 3 mois à peu près la war a durer mbir mi day durer à peu près 4 mois mën naa dem sax ba 5 mois selon ni muy demee donc loolu yëpp day gën a guddal idda bi loolu moom moo tax fase jigéen fekk mi ngi gis mbërëg dafa xaram waaye bu boobaa waaye boo ko defee dañ lay obligé nga récupérer ndaw si après su la neexee mën nga koo bàyyi wat waaye dañuy compter benn waaye loolu mooy su fekkente ne fase goo ko ñaari yoon bu dee fase nga ko bii mooy ñetteelu yoon bi moom loolu moom li muy tekki moom mooy day dem waaye li nga def moom la ñuy tuddee ak talaaqul bidaa maanaam mooy fasek bidaa loolu la tudd mooy ak talaaq al bidaa moo tax bokk na nag ci riwaaya yi nekk ci saxiix imaamu muslim rahimahullah ak sunan imam at-tirmidhi ak musnad imam ahmad rahimahullah yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko murhu fal yuraaji'ha thumma yutalliqha tahiran aw xaamila wax ko ne ko na dellu si wat na ko dellu si topp na bàyyi ba mu laab wala mu ëmb mu doog koo fase wat maanaam mu laab wala mu ëmb mu doog koo fase loolu mooy lan mooy ne kon ëmb gi mooy wane ni roxom bi féex na maanaam fi mu toll ëmb na d'accord léegi mën nañ koo fase bu boobaa idda bi moom mooy saa yu juree doom voilà am na ki nga xamante ne moom mooy ki ñu ki jur doom ki laab bu demee ba laab ñu fase ko bu boobaa idda bi nekk ñetti salaasata quru ñetti mbërëg kon loolu moom mooy teqantal bi nga xamante ne moom mooy loolu yii yëpp day tegtale ne ki nga xamante ne moom mooy ki ëmb maanaam moom li muy gis maanaam du gis mbërëg am na ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i ak Maliki rahmatullahi alayhim teqantal gi ci amoon loolu gisoon nañu ko am Maliki rahmatullahi alayhi maanaam Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne li tax mooy dañ ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne inna damal hayd aswadun yu'raf naka dereetu mbërëg dafa ñuul dañ koy xam kon jigéen ji bu gisee jamono jooju ay mbërëgam maanaam jigéen ji léegi moom mu gis mbërëgam ci jamono ji nga xamante ne jamono yi mbërëg la donte dafa ëmb mais période fi mu daan gisee mbërëg mu gis ko ba pare mu yor melooy mbërëg loolu li muy tegtale moom mooy kon dafa jur na doom maanaam astaghfirullah li muy tegtale moom mooy kon li muy gis mbërëg la tudd parce que day ñëw ci jamono yi mu doon gisee mbërëg ba pare nuróog moom Shafi'i rahmatullah ñoom ci loolu lañ ko tënk amma Maliki yi teqantal bi nga xam ne moom lañ defoon loolu gisoon nañ ko ci am ñaari weer wala boog bu xësee ba mat ñetti weer jàpp juróom benn weer maanaam ñu war ko maanaam li ëpp nekk 20 jours wala boog ba juróom benn weer maanaam li ëpp nekk 30 jours loolu gisoon nañ ko comme ni nga xamante ne loolu gisoon nañ ko ci suñu jotaay yu weesu oli daal xam ne woon maintenant ngir mais loolu ne tamit dañoo laaj sayyidat Aïcha radiyallahu ta'ala anha naka la jigéen ji gis mbërëg di def mu ne day def rek comme avant ni mu doon def maanaam te loolu bu boobaa le fait que moom mu waxu ko noonu mu weddiwu ko kenn weddiwu ko te ba pare loolu nekk mazhabu waa Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaam loolu moom moo tax fuqaha Maliki yi tamit rahmatullah jàpp ne jigéen day gis maanaam mën naa ëmb ba pare di gis lan mbërëg waaye xaqiqatan li nga xamante ne moom mooy xadiis yi leer yi te amul lënt goo xam ne mën naa ñëw ci ginnaaw loolu te moom mooy lu demee nekk xadiis yi ñu jot a tudd yooyu dañuy teg tele ci anam gu leer que ni jigéen ji nga xamante ne moom mooy dafa ëmb moom du gis mbërëg moom du gis mbërëg li muy gis nag loolu la ñuy tuddee tubaab bi dañ koy wax règle anniversaire maanaam mooy day gis ay mbërëg mais mbërëg yi day ñëw ci date anniversaire u jamono yi mu daan ñëw loolu souvent ñi muy dal mooy ñi am déni de grossesse maanaam ñi nga xam dañuy ëmb mais xamuñu ne dañoo ëmb wala boog maanaam c'est psychologique permettre leen ñu d'accord ci ne ñoom ëmb nañ loolu nag li koy indi moom mooy explosion yoo xam te ne ay explosion hormonale lañ wala boog mu manque ay vitamines wala boog ay minéraux manqué ci moom
wala boog mu nekk koo xamante ne dafa bari ay stress wala ay problème ci bopp bi loolu moom mooy tax jigéen ji di gis mbërëg fekk dafa ëmb kon maanaam di gis deret jooju fekk dafa ëmb kon dañuy xam ne ndekete deret jooju bokkut ak deret ji normal ji nga xamante ne ku feebarul deful dara jotu ko da koy am ci kaw loolu kon ci lañ koy mën a tuddee istihada wala damu fasaadin wa illa ci kaw loolu ci la ñuy xamee ne mazhab bi nga xam ne moom mooy bi dëgër bi insha allah moom mooy bi nga xamante ne moom la xanafiye yi wax ak xanaabila rahmatullah alayhim rawatina ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la jël def ko mandarga ngir mën a xàmmee ngir ndax biir bi fireeku na waaw wala déet te bu ñuy ténj ni ñuy ténjee ki ñuy ténj jigéen ji buy ténj bu ñu xoolee xekma bu mag bi moom mooy ñu am sécurité ci ne li mu yor maanaam li muy gis nii mbërëg la réellement parce que su doon ne mbërëg kese te loolu lu mat a bàyyi xel la bu doon ne mbërëg kese moom mooy problème mu edda bi mbërëg kese la kon benn mbërëg rek maanaam écrit ki ëmb li muy gis mbërëg la kon benn mbërëg day doy comme istibra ni ñu koy defee ci istibra alors que dañuy gis ne kii téen ji day toog ñeenti weer ak fukki fan dañuy gis ne ki nga xamante ne moom mooy jigéen ji ñu fase dañ koy bàyyi ba mu gis ñetti mbërëgam kon ci la ñuy xamee ni problème bi maanaam du xam ndax ëmb na kese ak maanaam wala déet et que effectivement mën na gis ay mbërëg ndek maanaam ay deret mu jàpp ne mbërëg la ndekete yow du mbërëg loolu dañ ko ciy xamee ak it après mu am yeneen mbir yu war a mën a tax voilà mooy voilà bu affaire psychologie yooyu problème yi souci yi stress yi et cetera parce que ku ne xam na ni ku jëkkëram génn àdduna problème la ci jigéen voilà naqar la goo xamante ne bu rëy la ni ki noonu ku nu fase tamit lu metti ci jigéen dégg nga kon loolu moom mooy masala boobu insha allahu taala li nga xamante ne moom moo tegu ci leneen li mooy li tax tamit mu indi tuddii nii mbir mi mooy mu xallaqatin wa ghayri mu xallaqa lu ñu bindi ak lu ñu bindewul mooy tamit masala yi daañ ko gis insha allah ci biir mooy kan moom mooy bu juriyat maanaam bu waddee ci kañ la ñuy tàmbalee wax ne kii kat nit la woon kañ la ñuy tàmbalee wax ne kon lii jigéen ji di gis ndekete nifaas la maanaam gësin la maanaam kon muy ñaari masala yoo xamante ne dafa aju ci benn mbir mooy ci muxallaqa wa ghayri muxallaqa insha allahu taala dañ ko gis mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana musaddad ibnu musarbal ibnu mustawrad ibnu murabal al asadi abul hasan al basri rahimahullahu taala gisoon nañu ko ne imam al buxaari ak imam abu dawud rahmatullah alayhim ñoom ñoo solo ci moom directement te solo nañ ci moom lu bare amma ñeen imam at-tirmidhi moom benn xadis la solo ci moom te intermédiaire am na ci digganteem ak imam an-nasa'i tamit solo na ci moom ñaari xadis waaye am na ko dox ci digganteem ak moom imam musaddad rahimahullahu taala mi ngi gane àdduna ci 150e année yi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 228e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rahimahullahu rahmatan waasi'a mu ne qaala haddathana Hammaad waxoon nañ ne la fu imam Musaddad waxee Hammaad ibnu Zayd la rahimahullah rawatina ne imam al-Bukhari solowul lu dul ci Hammaad ibnu Zayd ngir la yekoo te solowul ci imam Hammaad ibnu Salama rahimahullahu taala moom mooy Abu Ismail al Asdi al Jahdami rahimahullahu taala waa Basra la comme imam Musaddad rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna 179 mi année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme imamuna Malik rahimahullah comme imam Malik dégg nga moom mu ne qaala moom imam la mag gisoon nañ ko tamit mu ne anna Ubaydullah ibn Abi Bakr moom mooy Ubaydullah ibn Abu Bakr ibn Anas ibn Malik al Ansar radiyallahu ta'ala anhu maanaam surtout Anas Seydina Anas la radiyallahu ta'ala anhu moom Abu Mu'adh al Ansari
rahimahullahu taala moom tam ci taabii la bokk te ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta moom tam rahimahullahu taala an anas ibnu malik radiallahu taala anhu wa arda an nabi sayyidina anas moom tamit gisoon nañu ko anas ibnu malik kan waaw Ubaydullah waaw moom ci taabii la voilà ibn Maalik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd xaadimu Rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa aalihi wa sallam nekk Zul Uzunayni radiyallaahu taala anhu wa ardaahu wa an nabi mu jël ci Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na inna Allaaha li boor mooy buur Yàlla azza wa jalla maa gën a tedd na wakkala dafa joxe dafa dénk bir raxmi ci butitu njurukaay gi malakan ak malaaka maanaam butitu njurukaay gi dafa am benn malaaka boo xamante ne moom lañ ko jox moom lañ ko dénk comme ni nga xamante ne kon loolu dañ ci xamee ne ndekete am na malaaka boo xamante ne daf ni ñu dénkee malaaka comme li Alxuraan wax qul yatawaffaakum malakul mawti allazii wukkila bikum ne dénk nañ ne dina leen faat malakul mawti mooy malaaka yi dee gi nga xamante ne mooy Seydina Azraayil alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne wukkila bikum moom lañ leen di dénk maanaam moom lañ leen moom la ñu moom la ñu jox seeni mbir ngir mu toppatoo leen maanaam mooy wukkila bikum moom lañ leen wàkkil moom lañ leen bàyyee ngir muy toppatoo seeni mbir maanaam malakal mawtu boobu ni mu amee noonu la amee malaaka bi nga xamante ne moom moo nekk tamit ci bututu njurukaay gi bu nutfa bi duggee rek maanaam bu toq man ni bi duggee rek moom moo koy toppatoo malaaka boobu loolu am na dégg nga yaqulu muy wax naan yaa rabbi yow sama borom nutfa toq ndox dugg si na de maanaam nga gis ne bu toq ndox duggee rek mu ne toq ndox dugg na de lii de toq ndox la tudd comme ni mu nekkee ci xadiisu Seydina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala ne nutfa boobu 40 jours la fay def ci lay nekk 40 jours mu ne yaa rabbi yow sama borom alaqatun lumbu deret bi nga xam ne day lonk mi ngi de loolu tamit nga gis ne lumbu deret bu tekkee nutfa googu pendant 40 jours day daal di soppee commencé nekk lumbu deret am na tamit ci riwaay ci ay xadiis yoo xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ciy wax naan bu ñu ne ci 40 ba 45e jour ci lay tàmbale nekk lumbu deret am na ci yeneen riwaay bu mu nekk ci 42e jour bi ci lay nekk lumbu deret bu boobaa ci lay commencé am cër maanaam ci la ñuy commencé mu daal di am nu mu mel maanaam commencé am ay formation buy nekk ci moom te bu ñu xoolee ci période boobu ci ngay gis ne effectivement ci la nit ki di commencé di nekk benn maanaam nit mais bu minuscule bu ndaw boo xam ne daanaka lépp day nekk ci moom mu ne yaa rabbi yow sama borom mu daal di soppeeku maanaam comme ni xadiis Seydina Ibn Mas'ud bi wax radiyallahu anhu ne day nekkat yeneen 40 jours mu ne mudgha maanaam léegi nag nekk na suux bu ñu maanaam muy mel mudgha bu ñu ne madagha shay maanaam mooy yëy na ko maanaam bu ñu ne yëy na madagha lahm maanaam mooy lu ñu yëy ba mokk maanaam kon mu mel ni yàpp bu ñu yëy xam nga fee dafay nekk lu mel ni lumbu deret waaye bu lonk ci roxam bi waaye fii nag day daal di commencer nekk nag lu mel ni yàpp bu ñu yëy noonu lay mel maanaam loolu mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kon malaaka bi loolu lay wax loolu kon dañ ciy xamee ne malaaka yi borom subhaanahu wa taala dafa am yitte bu rëy ci doomu aadama nga xamante ne ci période boobu yëpp loolu moo ci xew maanaam malaaka yi dañ koy toppatoo waaye nag malaaka yi koy toppatoo noonu Allah période boobu yëpp li muy nekk du nekkagum du amagum ruux maanaam ruux duñ ko defagum ci ñoom waaye loolu nag malgré que ruux amagul ci moom nekk na doomu aadama kon bu ñu ko xoolee à peu près ci bu ñu du weesoo 40e jour bi ci lay commencé nekk doomu aadama fuqaha yi nag rahmatullah alayhim foofu nag la ñu wuutee ci kañ la lu ñu tudde ak saqt maanaam mooy liy wadd li nga xamante ne moom mooy fausse couche bu ñu naan sa fausse couche ana kañ lay commencé nekk li nga xamante ne moom la ñuy tuddee ni deret jami àndal kooku mëneef naa tuddee ni kii mi ngi léegi di gis li ñuy tuddee nifaas mooy gësin
voilà jigéen kon ban période lay toll ci ëmb bu mbir mi juddoo ñu ne gësin la li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim te mooy fuqahaa xanafiya yi ak maliki ak xanaabila yi rahmatullah alayhim lu ëpp ci xanaabila yi rahmatullah ñoom dañuy wax ne loolu mi ngi koy amee saa yoo xamante ne jigéen ji dafa am doom ju maanaam dafa génnee li mu génne mu daal di am mu yor forme nit te loolu dañuy gis ne yor forme nit boobu mi ngi aju rek ci bu à peu près comme ni yeneen bi wax sallallahu alayhi wasallam bu ñu demee ba 42e jour bi maanaam bu ñu weesoo 40e jour bi loo ci teg rek daanaka day commencé yor forme nit boobu te loolu boo defee échographie moment boobu da ngay commencé te ci période boobu ci la ci benn dinañ ci ñëwlu ci beneen xadis boo ci bu ñuy yegsi ci ndax góor la wala jigéen la maanaam ndax daf ci am riwaaye xadis yi buy wax tamit ne période boobu ci la naan nañ ko def góor wala ñu def ko jigéen maanaam nga xamante ne kon signes yi njëkk yi wane ne kii góor la wala jigéen la moment boobu lay feeñ tamit ngir ne jëmm ji moom la ñuy bindandoo waaye du commencé nekk di yëngatu ba léegi defaguñ ci moom roox bi ba léegi wolaguñ ci moom roox bi waaye période boobu nag ci lay commencé loolu moom moo tax lépp ci borom moom nattee ko lool amma fuqahaa Shaafi'i rahmatullahi alayhim la ci Hanaabila rahmatullahi ñoom li ñu ko nattee mooy dañuy koy nattee ci ne bu fekkente ne dafa juddu am lu feeñe ci moom masalan ñu mën a xam ne lii baaraam la wala ñu xam ne lii bët la wala maanaam loolu bu boobaa lii juddu bu waddee ñu gis ne lii de mënef naa jàpp ne lii de baaraam la woon wala ñu mën a jàpp ne lii de bët la wala yu mel noonu bu boobaa dañuy daal di jàpp ne kon nekk na dañuy daal di jàpp ne kon loolu moom mooy bu juddoo deret jooju muy àndal deretu gësin la et que du dugg ci cadre parce que avant loolu su tuuroo li muy tudd deret jooju damu fasaadun wa illa lay tudd maanaam deret gu yàqu ak deretu feebar loolu lay tudd waaye su yeggee foofu nag bu juddoo kon à peu près mën nañ koo nattee ci 40 jours yi jàpp 42 jours mën nañ ni 42 jours bu ëmbee ba mu mat à peu près 42 jours loolu mooy nekk mandarga bi noonu lay mate maanaam ci la ñuy dee lii de te bu ko defee loolu moo tudd loolu li muy deret ji muy gis gësin la am na li ñuy wax avortement te moom mooy nga tey génnee ji xale bi mu judd loolu moom dafa xaram léegi nag mu des ban niveau lay yegg ci ñu mën a wax ne léegi rey na nit parce que ñaari masala yooyu duñ benn maanaam masala yi génne na avorté na ak masala yi rey na nit benn su fekkente ne moment boobu ba moment bii ñuy wax nii loolu ba tey maanaam dañ tuddee ne avorté na def na lu xaraam mais reyagul nit moment bi muy rey nit nag mooy bi ñu demee ba wol ci moom roox bi te moom mooy ñetteelu 40 jours bi bu weesoo te moom mooy téeméeri fan ak ñaar fukk bu ci tegee benn fan rey na nit ndax moment boobu day fekk wol nañu roox bi ci moom moo tax mu ne période boobu su ca tollee nag mu ne fa isa soo fekkente ne araada nam mën a an yaqdiya ci mu dogal xalqahu mu matal xalqahu mbindam xaala dafay wax azakarun ndax góor la am wala boog unsaa jigéen la daanaka góor la wala jigéen shaqiyun ndax ku texe la am saidun wala ku texee di la allah loolu boobu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne borom bi subhaanahu wa taala noppi na ci ñeent xalq maanaam mbind mi ak xuluq bi jikko yi ak rizq wërsëg yi ndax ak li nga xamante ne moom mooy ak alajal mooy waxtu yi nga xamante ne moom mooy waxtu yi waxtu ndax nit ki ban bis lay dee wala kañ lay maanaam al umru mooy fan rek gudd fan maanaam loolu moom borom bi dogal na ko bu yàgg waaye fii moo tax mu ne famar risku lan mooy wërsëg bi wal ajalu ak lan mooy dëxalam gi dëxal gi nag ajal gi mooy délai bi ñu ko may ndax baatu al ajal day firi ñaar day firi dëxal gi nga xamante ne moom lañ ko may mooy al ajalul musamma bi alquran di wax maanaam waxtu wi nga xam ne dañ koy tudd ne bis bii sàngam bis sàngam heure sàngam date sàngam jamono sàngam ba ca bërëb sàngam minute sàngam seconde sàngam tierce sàngam waa ji ci lañ naan ci lay dee loolu moom mooy limite bi délai bi léegi koy wax tamit fekk dañ koy tuddee ajal bii tekki maanaam jamono
maanaam mooy diiru dundam naka lay doon diiru dund gi ala kulli xaal ñaar yëpp dañuy lëkkaloo ndax bu fekkente ne xam nañ bis bi mu génnee àdduna rek bu leeree li ci des lépp bu ñuy xam maanaam ñaata lay dund ñaata fan lay dund ak ñu xam ban bés lay dee benn la maanaam jëmmi masala bi la amul lu leen wutale léegi lii kon dañ ciy xamee ne nit ki day war a gëm dogalu yàlla ndax ndogalu yàlla ndekete day takkook nit ki daa iman parce que nit ki nii la mel mbindam nii la ndax góor la wala jigéen la yàlla bind na ko fekk boobu mi ngi ci biiru ndeyam maanaam te loolu daan ñëw ci ne jiitu na loolu waaye li ñu bëgg a wax mooy malaaka bi sax moom dana xam loolu fekk mi ngi ci biiru ndeyam malaaka bi dana xam ne waa jii day texe wala du texe maanaam day dem safara wala day dem àjjana moo tax mu ne shaqiyun am sa'id loolu moom moo tax borom bi subhaanahu wa taala yonent bi bokk sallallahu alayhi wa sallam nee na ash-shaqiyyu man shaqiya fi batni ummi wa sa'idu man sa'ida fi batni ummi ki texee di ki texee man as-sa'idu la tàmbale man sa'ida wa huwa fi batni ummihi wa shaqiyyu man shaqiya wa huwa fi batni ummihi ki texee mooy ki texe fekk mi ngi ci biiru ndeyam ki texee di mooy ki texee di fekk mi ngi ci biiru ndeyam maanaam yeneen yi des yëpp ci biir dund bi nii yooyu yëpp compté wul li compté mooy lan lañu dogaloon ne yow loolu ngay doon fekk boobu yaa ngi ci biir ndey après li ci digg bi ndax yaa ngi évoluer ci yoon bu baax wala ci yoon bu bon et cetera ci lan ngay mujj ba nga xamante ne mooy lii déterminant et que après loolu mooy waral na ñu ne waa ji texe na wala texe dina loolu am solo loolu nag ku ko xam day daal di mën a xam ne mbir yi gën na garaaw ni gën na garaaw fuuf ni nga xamante ne noonu la ko ñu yëg di ñi di jàppe et que ndogalu yàlla borom bi subhaanahu wa taala jiitu na bépp xeetu pexe ak bépp xeetu soppandi beneen bi ci des mooy dañ ci xamee ne te loolu moom mooy malaaka bi moo koy xam moment boobu sinon yàlla xam nga ko xam moom ak dogal gam ko dogal ak namm gam ko namm loolu moom jiitu na loolu azal la loolu moom azal la bindu ba mu ko bind ci lawhul mahfuz loolu 50 000 ans la laataa muy bind asamaan si ak suuf si comme ni ko xadis bi wax amma li nga xamante ne moom mooy ni mu ko ni mu koy bindee masalan naan masalan laylatul qadri ci la dogal yi wàcc ak yooyu loolu xam ngeen ni interface kese la xam ngeen loolu parce que su fekkoonte ne maanaam dogal googu loolu mu limité ki rek mooy dogalu at gi at bi lii moo ci xew en détail loolu rek lay tekki waaye dogal loolu naroon a xew moom xewoon na bu yàgg yàlla dogaloon na ko mais bu yàgg voilà loolu yëpp maanaam loolu day wane ni mbir mi gën naa yaatu fuuf loolu moo tax ku nekk war a def attention jël boppam jox ko boroomam subhaanahu wa taala kese rek dong te dellu ci yàlla te mu am maanaam amul leneen lu ñu bàyyi xel lu dul ne yàlla rek a fi nekk moom mooy def mooy dindi segam wërsëg te it loolu tamit day tax ne ñuy wutin wu rafet te xam ne wutin wu ñaaw dara jaru ndax defarul dara ndax borom subhaanahu wa taala dogaloon na la ngay am ba noppi yaa ko amee lu ñaaw rek comme li daloon Seydina Ali ak waaja karamallahu wajhahu nga xamante ne dafa jël ab dërëm ne nañ ko jox waa ji di ñëw waa ji ñëw sàcc ko dem mu ne gis ngeen de yàlla dogaloon na ne naroon na koo am waaye nu ñaaw wala nu rafet rek pourtant su toogoon su ñëwoon dañ ko koy jox waaye waa ji daa ñëw sàcc dégg nga kon dégg nga fay bu boobaa fayu tabu ñu bind loolu yépp fii batni ummihi fii batni ci biir ummihi ndeyam allah laa ilaha illa allah kon loolu kon dinañ gis ne kon ndekete kon nifaas ci tënk nifaas à part de 40e jour jëm kaw ci lañ ci lay saxe ci la deretu jorngeel di saxe am maa nag jorngeel li safura deretu gësin li ko wuutalee ak deretu mbërëg ci ay àtte
mooy ne moom kenn du ko compter ci idda masalan te mbërëg dañ koy compter ci idda moom du saxal ak maanaam tey buñ doon compter ne nit idda yow de am nga nangami fan maanaam xam nga idda tey par exemple jigéen ji bu gisoon ay buñ ko fasee fekk mi ngi ci biir maanaam dafa jur doom daa jur doom ñu xam ne ab doom ji juddu na mu commencé gis gësina kii gësinam ñu fase ko diire idda bi diire gësin gi kenn du ko boole ci idda bi dañuy bàyyi ba affaire bi jeex ba mbërëg yi tàmbali loolu la ñuy boole ci idda gi maanaam loolu lañ jublu maanaam kenn du ko compter waale du am effet beneen bi ci des moom mooy ne gësin day waral du moom duñ ci xamee ak ne man du màndargay bulu maanaam mooy gént mat ne kii majeur na ndax ni ñuy xamee majeur mooy mbërëg wala boog ëmb gi maanaam ba mu ëmbee ci lañ xam ne majeur na beneen bi ci des moom mooy du compter moom du compter ci suñuy calculer kii bi maanaam tey nit jigéen ji bu waroon a woor juróom xam nga bu waroon a woor def kafaara 60 jours yu tegaloo gësin gi du tax maanaam day dagg gësin gi day dagg mbir mi alors que mbërëg mi du ko dagg maanaam jigéen ji bu defee lu mu waroon a woore 60 jours mu tàmbali ko bu commencé gis gësin maanaam gësin gi dafa ngay dagg day dagg 60 jours yi ce qui fait que daa war a reprendre après à zéro bu ñëw 60 yu tegaloo alors que bu dee mbërëg du ko dagg c'est-à-dire que mbërëg moment yi muy gis mbërëg lay arrêté rek su paree mu daal di yeggale dégg nga xadis bi imaam al Buxaari dina ko indiwaat xadis numéro 3333 ak xadis numéro 6595 imaamu Muslim indi na ko xadis numéro 2646 imaam Ahmad indi na ko xadis numéro 12157 ak 12499 xadis bi muttafaqun alayhi la imaam al Buxaari imaam Muslim rahmatullahi alayhi maa ñoom ñoo dëppoo soloo ko waaye lan ci waa kutubu sitta ñoom ñaar rek ñoo ko soloo maanaam waa asxaabu sunan solo indi wuñu xadis bi rahmatullahi ala aljamii mu ne baabu kayfa tuhillul xaaidu bil xajji wal umra mu ne baabu buntu kayfa ana naka tuhillu moom lay wuyoo maanaam waxee ci kaw ki nga xamante ne moom mooy alxaaidu aji gis kii gis mbërëg bil xajji ci aj wal umrati ak umra maanaam moom mooy li muy leeral fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom mooy kii aj ak di umra ci jigéen te mu gis mbërëg moom mën na koo def dagan na ana naka nag lay dégg nga maanaam naka ne loolu dagan na mën naa nekk ak naka lañ koy defee ak ban jamono la koy def loolu moom mooy li nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di indi mu indiwaat xadis bi nga xamante ne moom lañ gisoon léegi mooy xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu taala anha wa ardaha wa ja'ala ala ali al-firdaws maswa wa mu ne qaala bi isnaad muttasil fi awwal al-kitaab li haddathana Yahya ibn Bukayr te mooy Abu Zakariya Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr mu ne lañ wax ne ngir baayam moom mooy Abdullahi dañ koo dàkk dañ koy askanale maamam Yahya ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullahu taala moom waa Misra la comme niñ ko waxee woon moom moo jëlloo kër ak imam Lays ibn Sa'd imam bu mag boobu rahimahullahu taala mi ngi gane àdduna 155e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 231e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lu ëpp moom mi ngi soloo xadiis ci imam al-Lays ibn Sa'd rahimahullahu taala ngir te moom mooy ki ëpp li mu soloo ci moom rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana al-Lays te moom mooy al-Lays ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi rahimahullahu taala imam bu mag boobu
Yahya ibn Bukayr rahimahullahu taala moom imam al-Bukhari moo soloo ci moom directement 178 hadis la soloo ci moom rek nag moo soloo ci moom directement imam Muslim soloo na ci moom ñaari hadis waaye dafa am intermédiaire imam Ibn Maaja tam soloo na ci moom ñetti hadis waaye dafa am intermédiaire imam at-Tirmizi da ko tudd rek maanaam fi mu naan wa fil baab nangam yooyu ci la ko tudd benn yoon sinon imam al-Bukhari kon dañuy gis ne daanaka mën nañ ni ci xaw tuuti mu wéetoo ko rahimahullahu taala amma imam Abul Haris al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi rahimahullahu taala mooy imam bu mag boobu waa Misra boobu nga xam ne imam Shafii rëccu na lu bare lu tax waaw lu tax gisu ko dëgg nag waaw moom mi ngi gën a àdduna comme imam Malik 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 175e année bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an Uqayl moom tamit waxoon nañ la ne Uqayl ci afraad ci kii la bokk asmaul mufrada yi la maanaam moom rek moo tudd Uqayl mooy Uqayl ibn Khalid ibn Aqil al Ayli moom maamam Aqil la ñoo bokk ni ñu leen di binde waaye bokk ni ñu leen di maase dégg nga al Ayli rahimahullahu taala daa xantal mu ne mooy Abu Khalid al Qurashi rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 144e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom bokk na ci ñi gën a dëgër ci bu ñu soloo ci moom az-Zuhri mu ne an Ibn Shihab mooy imam Ibn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu taala waxoon nañ la ne Shihab bu maamum bi maam ñeenteelu maamam la dégg nga moom Abu Bakar mooy daaxantala mi ngi gën a àdduna 50e année ginnaaw gàddaay sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 125e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dégg nga imam az-Zuhri moom mooy imam bi nga xamante ne moo doon fuqahaa as-sab'a yi nekk xaafiz imam bu mag bokk ci xufaas yu mag yi rahimahullahu taala rahmatan waasi'a di sëriñ ci imaamu Malik am imam Malik da ko fonkoon màggal ko lool waaw mu ne an Urwata mooy ibnu Zubayr ibn Awwam gisoon nañ ko an Aysata mooy ummul mu'minin radiyallahu taala anha càllale gi baamu na bii mooy ñetteelu yoon buñ koy gis càllale gi jëm càllale gi baamu na ci saxeex bi 26 fois waaye amma bii moom mooy ñetteelu yoon bi ñu koy gis gisoon nañ ko ci xadis numéro 3 jëm bi xadis càllale gii la mooy bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demee ci xaaru Xiraa nangam jëm bi càllale gii la naka noonu gisoon nañ ko xadis numéro 146 foofu tam gisoon nañ ko bii nag moom mooy kon xadis numéro 319 bii mooy ñetteelu yoon ñu gis ko voilà comme imam Musaddad bi ñu romboon sànq bi ñu ko gis noonu moom moo nekkoon 18e fois ñu gis ko ndax ci kitaabul xayda bi bii mooy ñetteelu yoon bi ci kitaab ba kitaabul xusli gisoon nañ ko mooy fukkeelu yoon bi juróom bi ñu ko mujjee gis ci kitaabul xusli mu ñuy mooy 15e fois bi voilà dégg nga mu ne kon an Urwata kon mu ne an Aysata mu ne radiyallahu ta'ala anha qaalat maanaam parce que càllale gi dafay dafa particulier quoi dégg nga mu ne xaaral nee na xaraj naa génn nañ man naa xaaral nee na xaraj naa génn nañ ma annabi ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjatul wadaa ci aju tàggooga nee na fa min na am na ci ñun man koo xam ñoo xamante ne ahal la dañoo yëkkati seen kàddu maanaam wuy wóot maanaam ne labbayka bi umratin ci umra wa min na am ñoo xam ne man ñoo xam ne dañoo xaj bi ahal la dañoo talbiya yëkkati seen kàddu wuyu borom bi subhaanahu wa taala waaye bi xajjin ci aj fa qadim naañ waaye ñu jublum bi makkata makka maanaam ñu daal di jëm nag makka fa qaala mu wax rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam man képp koo xam ne ahraama dangaa armal bi umratin ci umra walam yuhdi te indiwoo hadiyu fal yox lel na daal di tekki ak armal gi na dindi armal gi wa man ahrama képp ko armal nag bi umratin ànd ak amra ci umra wa ahda waaye mu joxe mu indaale addiyu
falaa yu xillu bu mu dindeeku ci armal gi maanaam mooy xarmal mooy état de sacralité bi nit ki di nekk jamono jooju sangu ba pare kii am yu bari yoo xam ne da koy xaraamal boppam et cetera comme nit ki buy julli rek maanaam ni muy kàbbaree nga xam ne yu bari léegi da koy xaraamal boppam et cetera fiireeku ci loolu nag moom lay wax noonu dégg nga mu ne xattaa mbete yoxil la maanaam mu daal di fiireeku ci armal googu bi naxari hadi yi ci lot gi muy lot hadi yoom ñaare baatu lot nag buñ koy jëfandikoo gëléem la dégg nga baatu lot ñaare buñ koy wax gëléem la waaye mu waman képp koo xam ne nag ahal la dafa defoon dafa yëkkati woon kàddoom maanaam ni wuyu boroomam subhaanahu wa taala ne labbayka bi xajjin ci aj fal yuti mën a matal xajjahu ajam maanaam képp koo xamante ne umra moom nga doon def nga indaale sa hadiyu nga yeggale sa hadiyu sa umra maanaam lii dañ ci xamee ne ñu yenn ci saa sam ñi mu àndaloon ñëpp juguñu woon rek pour aji am na ñoo xam ne dañoo jugoon ngir umra tamit waaye te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam umra woon na beneen yoon am na beneen umra bu mu defoon ci lislaam mooy umratul qada moom la ñu umratul qada mooy juróom-ñaareelu at bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy gannaaw sulhul Hudaybiya ci juróom-benneelu at ba ci nga xamante ne ci lañ leen tere woon a dugg Kaaba la ci at ba ci tegu ci lañ ñëw umra dégg nga boobu moom la ñu tuddee umratul qada maanaam umra kii bi fay gi moom la ñu yéene woon moom la ñu fay waaye am na ñoo xam ne dañoo ñëwoon pour umra am ñoo xam ne dañoo ñëwoon pour aj waaye kenn ku ci nekk am na lu mu def Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi la ci biir xaalaat dégg nga ci la maanaam kon dañ ciy xamee ne tamit nekk xiraan boo koy def wala tamattu faw nga yóbbaale hadiyu bi dégg nga mu ne xaalaat ci la waxee ne fa xittu nag léegi nag ma daal di gis mbërëg nag falam asalte dañu ma xaaidan di aji gis mbërëg xattaa mbete kaana mu nekk yow mu arafa bisub arafa am ci juróom-ñeenteelu fan ba juróom-ñeenteelu fanu ci aj bi maa ngi nekk ci sama mbërëg walam uhlil te defuma muy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga li yéeme mooy lii bu dalul woon sayyidat Aïcha radiyallahu anha jigéen ñi bu leen lii dalee duñu xam lu ñu def maanaam yàlla dafa def benn at bi yenent bi def benn sallallahu alayhi wa sallam benn mu àndoor soxna yi lii dal sayyidat Aïcha radiyallahu anha ay bu ko dalul woon alal mooy am nekk àtte bi loolu kéemtaanu borom bi la loolu tamit day wane dëgg-dëgg barke bu mag bi sayyidat Aïcha radiyallahu anha comme li sayyidna Usayd ibn Hudayr waxoon radiyallahu anha maa haadihi bi awwali barakatikum yaa ala Abubakar lii day du seen barke bu njëkk yéen waa kër Abubakar radiyallahu anhu mooy bi aaya tiim wàccee waaw waaye lii day du barkeem bu njëkk ci barkeem yu bari yi la radiyallahu anha fi mu tollu jigéen ñëpp war nañ koo gërëm ñaanal ko ngir ne bu dul woon moom àtte yi duñ ko xam te du te dana nekk lu fàddu ba yawmal qiyaamati radiyallahu anha wardaha dégg nga mu ne kon ba bis booba am walam uhlil te dafa guma woon sama maanaam talbiya boobu maanaam illaa lu dul bi umratin maanaam ba tey yéene guma umra rek laa nekkoon di def fa amara nii ci la ma diggalee maanaam ci la ñuy xamee ne yenn saa salaam kon moom daf ni ko woon ñoom bi ñuy jóge moom bi ñuy jóge Màkka aj lañu yéene woon waaye bañ yeggee fee moom dañ koo fiiriloo aj gi mu def umra ngir yóbbu indiwalewul woon hadiyu bi maanaam lii moom da ngay gis ne lënt yëpp day daal yëkkati après da ngay gis borom xaw yi subhanallah après nit ñi mbir mi ni mu leen di jaaxale dëgg la c'est parce que tamit alqaasim muy alqaasim ibnu Muhammad ibnu Abubakar radiyallahu anhu moom dafa ne aj la yeen sayyidat Aïcha def radiyallahu anha sayyidna Urwata ibnu Zubayr mu ne umra la def maanaam nga gis ne wuute googu tamit bokk na ci li leen ci mbir mi waaye bu ñu xoolee teqantal gii ci riwaayaat yi mooy wane maanaam différence yi
dégg nga mu ne kon nag fa amarani mu digal ma annabi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam an anquda ci ma daal di firi si sama bopp wa am tashita te ma daal di peñewu wa awilla te ma daal di nag daal di tàmbalee sama talbiya nag bi xajjin ci aj kon léegi xam na wa atruka te ma bàyyi al umrata umra kon xam na ni kon nii lañu war a doxale jigéen bu lii dal nii lay doxale bu yegsee waroon a aji ñëw gis ay mbërëgam day bàyyi aj gi daal di def tamattu daal di dugg dem def umra waaye mboolem li ki nga xamante ne maanaam comme que mënagul a def li waa ñi aj wala boog war a def wala boog su ko neexee mu def ko waaye su ko defee lenn moom mooy nekk charte bi mooy day def mboolem li ñuy aj def ba mu des tawaaf kaaba gi ba su noppee ci lay doog a dem tawaaf kaaba gi su noppee ci lay doog a dem tawaaf kaaba gi daañ ñëw nag ci masala yi bu jëfandikoo garab buy tere deret ji tuuru mbërëg am maanaam deret du koy tere gis mbërëg nee na moom fa nee na ba mu defee loolu nee na wala boog beneen cas de figure bi gën nag mooy bii Sayyidat Aïcha def radiyallahu anha mooy mu bàyyi at bi dem ne day def umra waaye day xaar ba li nga xamante ne moom mooy voilà lépp jàll li voilà ba période bi dégg nga après ginnaaw gi rek mu daal di wëlbatiku defaat ajam maanaam bisub Arafat la yéene aj bi maanaam bu boobaa day daal di firi gis nga day firi umra yi kese gi daal di duggaat ci aj gi ndax bisub Arafa bu la xësee ba rëcc ajatoo comme li hadis bi wax alxajju Arafa voilà bu boobaa mën naa taxaw Arafat ak mbërëgam loolu amul problème dégg nga kon mu ne moo tax foofa ba mu amee ci jour Arafat bi mu ne wa uhil la ma daal di gis nga ma daal di tàmbale nag maanaam léegi nag daal di yéene talbiya bi xajjin ci aj nag wa atruka ma bàyyi al umrata umra gi day daal di bàyyi umra gi dem ci aj gi nee na fa faaltu ma daal di def zalika loola xatta xadaytu mbete ma daal di pare noppi ci xaj yi sama aj ngir nag mën a defaat mottali umra gi nga umra day am tawaaf umra faw mu am tawaaf kaaba gi ak dox Safa ak Marwa te ngir mën leen a boole looloo tax mooy mu nekk tamattu looloo tax muy nekk tamattu sinon ifraat rek lay mën a doon mais problème bi fi muy nekkee mooy comme yéenewu ko woon laata muy dugg si looloo tax du mën a moo tax tamattu la mën a def moo tax leeral na ko ci yeneen riwaaye fële yi ñu weesu mooy tamattaatu dégg nga mu ne kon ba mu noppee faj ajam ga ba pare fa baasa ci la yabal ma ay ànd ak man Abdurrahman ibn Abubakar radiyallahu taala anhu wa amarani mu digal ma an tamirati ma umra makaana umrati bërëb yi nga xam ne mooy sama bërëbu umra min at-tan'im ca at-tan'im laa tàmbalee yéene googa ma daal di dox ci def li ci des lépp ndax umra amul bërëb amul heure at moo am heure mais umra amul heure mën nga koo def saa yu la neexee ci at bi waaye soo ko defee ci ñetti weer yi nga xam ne ñooy ashhurul hurum mooy diggante kori weeru kori bu ñu xasee ba ko maanaam bisu korite ba keroog aj bi di jeex maanaam boo ko defee ci diggante boobu umra boo bëggee def aj faw nga génn ba ci miqaat bi nga doog a armal foofa doog a dugg si waat loolu soo ko deful tamattu ngay def maanaam mooy da ngay des ci biir waaye faaw nga def hajj yi faaw nga rendi tabaski maanaam ñoom loolu la ñuy tudd ñoom seenu tabaski ñoom amma masala yi jigéen ji nga xamante ne dafa am problème bi moom naka lay def loolu ci lañu war a dugg nii maanaam mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ni ñu gisee jigéen ji nga xamante ne moom mooy kii gis mbërëgam jamono ji mu ja maanaam ki nga xamante ne dafa naan masalan
lu mu gis maanaam ngir mën a gis mbërëgam loolu ñaare duñ ko xaraamaluñ ko ba mu des ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy Maliki rahmatullah alayhim ñoom dañ koo sib maanaam nit ki di ko jëfandikoo waaye am maa Hanafi yi Maliki ak Hanabila rahmatullah alayhim am maa Hanafi yi ak Shafi'i yi ñoom xaraamaluñ ko ñoom gisuñu ci benn problème sax d'ailleurs te bu ñu xoolee li tax Maliki yi ak Hanabila yi sib ko loolu tamit da nga koy retrouver war rek ci ñi ci des Hanafi yi ak Shafi'i yi lu tax mooy lor gi dañ ni bu dee amul dara lu koy lor maanaam mooy effet secondaire yi te xam ngeen ni suñu pilule yi ñaare day am faral di am ay effet secondaire daanaka mën nañoo wax ne kon mbir mi xaw na nuru sax itma xeetu xilaafu lafzi la rek waaw léegi ki nga xamante ne moom mooy maanaam mooy waaye nag fi ñu wuutee dëgg mooy deret ji nga xamante ne mooy nag fu fekkente ne dafa naan luy tax mbërëg bi ñëw maanaam wuute gi nekkul sax réellement ci dagan gee wala déet waaye tey bu fekkente ne wuute nañ bu njëkk bi mooy su fekkente ne dañoo naan dafa naan lu tee mbërëg gi ñëw est-ce que bu demee ba retardé maanaam période boobu période mbërëg la waaw wala déet bu boobaa dañuy gis ne période boobu dootu nekk ci mbërëg lu tax ngir mbir mi dañ koo aj ci lan ci gis deret ji waaw wala déet amma su fekkente ne dafa naan luy tax mbërëg gi ñëw bu boobaa foofu la problème nekkee fuqaha u Maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne li mu gis du mbërëg ñi ci des nag dañoo jàpp ne li mu gis mbërëg la mooy Hanafi yi Shafi'i yi Hanabila rahmatullah mais Maliki rahmatullah ñoom dañ ne yow lii nga gis moom tuddul mbërëg moo tax da ngay julli da ngay woor waaye nag dañ naan ngir sàmm parce que peut-être que mën naa nekk ne mbërëg la bu boobaa sa jëkkër du la jege jamono jooju ba noppi da ngay fay koor gi te doo fay julli gi ngir sàmm maanaam mooy bu la fekkee ci weeru koor nga naan loo xam ne day tax mbërëg ñëw amma su fekkee da nga koo naan ngir mën a rëcc ci woor loolu moom dafa xaram voilà loolu moom dafa xaram te du la teree woor moo tax fuqaha Maliki rahmatullah ñoom ala kulli haal dañ naan la bu la fekkee ci weeru koor dangay woor day nekk farata jëf su la fekkee ci ay koor yoo war a maanaam def mu yoo tegale da ngay woor yooyu ba pare soo pare da nga leen di fayat maanaam da ngay fayaat jour yi nga xamante ne moom mooy jour yi deret jooju doon ñëw da nga koy fayaat ci koor waaye pas ci julli lu tax pas ci julli parce que bu fekkente ne mbërëg la de toute façon julli gi wàcc na la bu fekkente ne du mbërëg it julli woon nga ko waaye sa boroom kër kay moom mooy am kii conséquences yi ci moom lay tegu ndax moom lañ naan kon bu mu la aal bu mu la jege dégg nga xadiis bi gisoon nañu taxriij bi walillahi alhamdu wal minna buntu bii di ñëw buntu la bu xaw a gudd xam naa dañuy bàyyi ba jotaay bii di ñëw ñu gis insha allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mooy ci xadiisu sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha mooy dama xaw a kii ko réer ci mooy fi ñuy waxee naan moom yow kii mooy du ci yaakaar naa Hicham moo ko ci dolli moom ci waaw mooy te mu naan kii rendiwul waaw xuddiwul waaw wóorul saraxewul maanaam loolu rendi bi xanaa du farata ci aj bi non du addi yu boobu xam nga ki nga xamante ne dafa am yu mu manqué ay manquement ci ay haddi yu ci ay wala yu mel noonu kooku dafa war a def ay haddi yu dafa war a rendi wala boog mu woor wala mu sarax loolu mooy ki am manquement yoo xamante ne yu mu def te waru ko woon a def ci biir aj bi
ah mooy kafaara yi kafaara yooyu lay wax ne moom defu ko loolu nag bokkut ak hadiyu bi nga xamante ne ki nga xam ne moom mooy ki def tamattu daf ko war a def wallahu ta'ala beneen bi mooy ci gësin waaw comme kiy gis gësin waaw xam ni maanaam kii dafa perte doomam quoi waaw mais fœtus la mu mat lu muy gis ci gannaaw gi gësin la kooku kon mënees nañ ko fase ci biir gësin bi waaw maanaam gësin du tere fase contrairement ak mbërëg day tere ñu fase ko wallahu ta'ala waaw waaw après sànq tamit da nga doon wax naan ngir matal kii bi mooy jour arafa dafa ngir matal kii bi mooy lu mu tudd umra bi dafa dem mu kii quoi maanaam umra bu mujj bi ba mu demee ba set dafa dem mu tawaaf non dafa fay umra en fait umra bi da ko moom ni mu def mooy pour résumer dañoo jóge Madina ñëw Makka bi ñu fay jóge moom aj la jublu woon ne lay def waaye bañ yegsee ci Sarif foofu la feebar foofu la gisee mbërëgam mu jooy ñoo koy fàttali Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko way xaki anafisti inna dhalika shay'un katabahu llahu ala banati adam if'ali maa yaf'alu al-hajj ghayra annaka la tutuufi bil bayt ay way lu la dal mbaadu dangaa gis mbërëg loolu da dara yàlla mbir la bu mu teg rek ci doomi maam aadama yu jigéen ñi defal mboolem li ñuy aj di def sauf que yow doo tawaaf kaaba maanaam loolu mooy origine mbir mi mooy ne dañoo waroon a aji waaye foofu ñu campé woon ci Sarif ci la waxee ne gis mooy version hadis bi ñu mujjee gis ne képp koo xamante ne dangaa ñëwoon parce que léegi saxaaba yi dañoo wuute woon dafa am ñoo xam ne dañoo ñëwoon pour umra am ñoo xam ne dañoo ñëwoon pour aj Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xamante ne da nga ñëwoon pour umra na nga te nga am hadiyu mën ngaa continuer sa umra képp ku ñëw nag pour umra pour umra te indaale woo sa hadiyu na nga firi sa umra te nga def ko ab aj man mii bu dul woon li ma sóob li ma indi sama hadiyu kon umra bi ma nar a def dama koy firi def ko aj maanaam du ma def xiraan moo tax xiraan la def moo tax borom moom yi du wute ndax xiraan moo gën wala ifraat wala tamattu dangay gis ne saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñëpp tamattu la leen digal moo tax ñu bari jàpp ne tamattu moo gën ngir ne Yonent bi moom ci boppam sallallahu alayhi wa sallam même bu dee xiraan la def li mu def nuroon ak tamattu tamit te ñoom la digal ne bu dul woon lii lay def bëggoon naa def tamattu maanaam moom li mu yéene woon mooy loolu mais sauf que indaale na hadiyu ba pare bu doon nag ci biir la dafa dëggu ba ci biir dooga am hadiyu foofu la ko amee kon tamattu lay def moo tax ñu bari jàpp ne tamattu moo gën am ñu jàpp ne déedéet xiraan moo gën ngir ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la def ku mel ni imam Shafi'i rahimahullah jàpp ne ifraat moo gën mooy dugg rek ngir aj te aj bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne képp ku koo xamante ne aj rek kana taxoon a jóg mën ngaa dugg dem aji ci bul def dara ci yii demal rek nga dem aji ci ñu daal di dugg dem bi ñu demee ba ca biir Sayyidat Aïcha moom radiyallahu anha la ko dal mooy comme dafa gisoon mbërëg ca Sarif ba léegi bañ demee ba jouru Arafat te Arafat maanaam moom am na lu ci umraam lu mënagul a def mën naa def Safa ak Marwa mën naa def leneen mais mënagul a def tawaaf ba léegi mënut a tawaaf te comme que ñi ci dese gi aj Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko léegi sa umra bi ngay dindi nga daal di yéene aj voilà mu daal di def mu daal di yéene dugg ci aj muy tamattu parce que après umra bi da koy fay moo tax. waaye ci aj bi dafa war a def tawaaf tamit. mais aj gi li tax aj gi dafa tawaaf da koy war mais après dana ko def parce que dana am temps bi parce que feek ñibbeegul mën naa toog Màkka def ajab
te ñu ngi ci weeru aj bi du gis mbërëg éperdument sinon day daal di dugg ci istihada te istihada du tere nga mën a def sa tawaaf. waaye tamit kon. waaw du ko tere tamit mottali umra bi maanaam. voilà dafa loolu la def maanaam loolu la def non dafa firi umra gi mais comme que umra tamit boo ko xësee ba tàmbali faw nga defaat nga fay ko faaw nga fay ko comme moo tax Alxuraan ne wa atimmul hajja wal umrata lillah te loolu borom xam-xam yi loolu bokk na ci yiñ dëppoo ci nekk boo ko xësee ba tàmbali mënatoo koo yàq noonu fokk même boo ko firee faaw nga fa yàq non foofu la ko ute waaw tamattu la def wax naa la ko loolu kay laa la wax hadis bi tam wax na ko tamattu la def voilà léegi après dafa aj parce que jour Arafa bu yéenewul woon aj moment boobu bu def mantan du aj da koy rëcc parce que aj sans Arafa mantane moo tax mu daal di firi mbir mi daal di yéene aj daal di ci la peñe woo sangu cangaayal farata et cetera moo tax jumhur ne peñewu boobu ak sangu farata gi ngir aj ji la woon waaye fuqaha Maliki rahmatullah ñoom dañ ne déedéet ngir waajal mbërëg gi la maanaam pour bu setee rek mën a sangu parce que de toute façon cangaayal farata gi li ñu koy doyee mooy pour mën a tawaf kaaba gi doyewuñ ko ngir jëmmi aj gi foofu lañu wuti ci ni ñu wut ni ñu interpréter mbir mi kon léegi tamattu mooy ki nga xam ni dafa yéene woon dem umra. voilà dem ba ci biir mu firi umra bi yéene xaj. mu dem ba ca biir mu bëgg boole ci aj. mu bëgg cee boole aj. voilà. léegi xiraan bi moom mooy lan. xiraan moom mooy bi muy jugee dëkkam wala boog laataa muy dugg ci miiqaat bi ci la yéenee ne dafay aj umra boole ñaar yi te loolu la yenn saa saa wax labbayka umratan wa hajj. laataa muy dugg ci miiqaat bi la yéene. ne day umra aj ñaar yëpp lay boole defandoo. kon boobu moom doomu at yi. day am hadiyu. ah da koy am. waaw. mais kii bi moom tamatu moom doomu at yi. ankay da koy am moom aussi da koy am. waaw. mais léegi kon moom tawaafu kaaba gi ci bi nga xam ne ci xaj bi la bokk. moom ba mu laata dem la koy doog a def wala. voilà ba muy avant tawaaf boobu balaa muy dem balaa muy ñibbi ci la koy def yéene waale ci tawaaful wadaa. ak bu umra ak bu xaj yëpp ci biir lay bokk. umra bàyyi na ko. bàyyi na ko. waaw voilà. mu da koo fayaat. waaw mais dina ko fay. waaw mën na ko fay d'accord. waaw daf koo fay. est-ce que boo mënoon ko boole bu koy fay mën na boole bu xaj bi ak non li gën nag mooy nga def yu wuute maanaam voilà ngir umra bi mën a taxawaay boppam aj bi taxawaay boppam. mën na ko def de toute façon tawaaf kaaba gi jafewul wër juróom-ñaari yoon kese la. mën na bañ génn mën na bañ génn waaw. ah mën na bañ génn mën na bañ génn. génn ba ci miiqaat bi. waaw mën na non non looloo tax muy def hadiyu bi. wallahu taala loolu dafa am. waaw juste léegi kii wuute boobu jumhuur wuute ak Maliki yi ci càngaay bi léegi lan moo ci gën a lëgal ndax càngaay bi ngir xaj bi la wala ngir kaaba bi ñuy tawaaf rek. wallahu alam en fait li mu gën a nuru mooy ne taw ngir sacralité bi ci boppam la ihram bi amaan na loolu moo dëgër moom amaan na loolu moo gën a dëgër insha allah maanaam lu tax parce que ak ci boppam dafa am sacralité bu mu laaj comme ni nga xamante ne nit ki noonu lay jullee daal di mu laaj mu jàpp wala ni nga xamante ne voilà noonu tamit lay di war a demee aji ji parce que xam nga comme julli jaamu yàlla yëpp dañoo daje ci biir te bokk na ci li ci mooy ak dafa nekk ci biir julli tamit mooy moo tax nit ki buy julli muy jublu xibla bi par exemple muy jublu kaaba gi ba pare nekk ci moment boo xam ne day kàbbar bu xësee ba kàbbar
dootul changé ci dootul soppeeku maanaam bu xësee ba kàbbar allahu akbar mooy tahrimu comme li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takbiruha tahrimu tahliluha taslimu maanaam kàbbaram mooy armal bi sëlmal bi moom mooy mu fireeku bi mu fireeku ci mooy taxlil bi mooy fireeku bi mu fireeku ci xarmal bi te da ngay gis dañ koy jàppuloo laataa loola maanaam boo xoolee analogie boobu di nga gis ne nuroo woon na ne maanaam càngaay gi pour aj bi la ci jëmmi boppam waaye du rek ngir tawakkal boobu la am taala voilà si naam mais je pense que loolu wax nañ ko waxaat ko seen Anas ibnu Malik radiyallahu anhu saxaaba la imam Malik moom moo tudd papaam moo tudd Anas moom papaam tudd Malik moom papaam tudd Abu Amir kooku mooy saxaaba imam Malik il est né en 94 wala 93 ci li gën a sori ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu la gën a àdduna Seydina Anas radiyallahu anhu année boobu ci la génn àdduna ci li gën a sori maanaam ci li gën a waaw maanaam imam Malik ci li gën a jege 93 ci la génn àdduna maanaam kenn waxul ne imam Malik gane na 92 ans année boobu nga xamante ne moom mooy première année wu hégire nag imam Seydina Anas mi ngi ko fekk mu am 10 ans kon génn àddunaam 100 ans la wala 103 ans mooy 90 wala 93 ans imaamu Malik mi ngi génn àdduna mi ngi génne àdduna année boobu 93 ans moo tax imaamu Malik taabii la moom gisul ab saxaaba ci li gën a wér radiyallahu anhu voilà papam mooy moom moo tudd Anas ibnu Malik bokkut ak Anas ibnu Malik 5 lañ ki ci gën a siiw mooy saxaaba bi radiyallahu anhu ñaareel keneen ki am na Anas ibnu Malik mooy papa imam Malik am na ñeneen waaye du papa imam Malik abadan loolu moom voilà ba pare Seydina Anas ibnu Malik radiyallahu anhu saxaaba bi Basra la dëkk Basra fa la génne àdduna fa la dëkkoon imam Malik Madina la ne donc du ñu benn moom Anas ibnu Malik maami papa yi imam Malik la bokkal génération maami papa yi imam Malik la bokkal génération voilà yaakaar naa loolu waaw wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin